Mawlana Ahmed Khalifa Niass hafizahullah gis naa benn article bu mu bind semaine ba la ñu génn ñu bëree bëri interpellé nañ ma ci je l'ai lu waaye am na yu bëree bëri yu ma ci interpellé yoo xamante ne war nañ cee wax. Bon xëy na pour ñu ko jotut a lire article bi c'est axé sur yaakaar naa 4 à 5 points qui sont comme suit. Premièrement, am na lu bëree bëri lu ma ci d'accord ak moom am na loo xamante ne xëy na mën naa ci bañ a d'accord ak moom. Ahmed Khalifa boroom xam-xam la ak lu ko nit mën a waxal boroom xam-xam la. Article bi dafa axé wu premièrement ci origine salafisme, deuxièmement ci différence entre salafisme ak Ibadur Rahman ak seeni obédience, troisièmement ci politique gu salafiste yi ak fabrication wu hadith yi nga xamante ne ñu ngi koy sukkandikoo, quatrièmement ci politique contemporaine bi nga xamante ne MBS ak royaume d'Arabie Saoudite ñu ngi koy teg, cinquièmement revirement de situation bi nga xamante ne moom moo am ci discours Ahmed Lo bi. Bon gis naa ko am commentaire bu am solo que ne sëy yi léegi sexualité ak luxe la. C'est malheureusement la triste réalité qu'on vit actuellement maanaam da ngay gis jigéen ji bëgg a dugg ci moom fekk li lay dugal ci moom yëpp xemmeem kese la kooku boo ko amee ñaari weer ñett mu sàppi la nga bàyyi ko. Da ngay gis góor gi bëgg a dugg ci moom fekk li lay dugal ci moom yëpp xemmeem kese la wala xëy na luxe kese la parce que riche bi mu riche la bëgg ngaa lekk xaalisam bëgg ngaa am ci moom nangam ak nangam boo paree kii. Alors en tout cas mbiram sëy moom yaakaar naa désormais il faut ñu di ci wax et ñi di ci wax ci beneen anam bu bokkut ak toog di leen nettali ay gént ak ay nelaw ak nangam parce que suñu société bi mu ngi dund lu méttee métti te ñun ñëpp nous sommes appelés ci ñi bëgg lu baax en tout cas à fonder des foyers am ay njaboot yoo xamante ne nii bëgg nañ leen a yar ci yarin bu baax waxuma yar leen ci ay këpp-këppal kese bu yem foofu du diine benn ensemble la boo xamante ne nii dafay làmboo lu bare te ñun war nañ cee góorgóorlu ba xamal ko suñu bopp xamal ko suñuy njaboot yooyu. Léegi article Ahmed Lo bi pour ñu daaneel je sais pas fan la temps bi tollu sax man yaa 50 minutes déjà. Am na ay mbokk yu may ñaan que ne na live yi di gàtt maa ngi leen di wax ne man maa leen gën a bëgg mu gàtt su ma sañoon du ma wax lu ëpp 40 minutes wala 45 minutes mais des fois temps bi ak wax ji sujet bi moo koy laaj mais xam ngeen ne kenn ci yéen fayut ma kon su ma toogee di wax 2 heures de temps su ma sañoon mu gën a gàtt loolu wax dëgg yàlla ndax li des ci temps bi am na leneen lu ma ko mën a defee kon jarul di ñaan pour mu gàtt maa la ko gën a bëgg wala maa leen ko gën a bëgg yéen ñi koy ñaan. Ala yetti xaal Ahmed Lo kii kon Ahmed Khalifa Niass première bi ma xaw a uutee ak moom ci article bi mooy dafa wax ne le salafisme en tant que courant islamique et idée écrite à ses pères fondateurs notamment Ibn Taymiya. Bon, Ibn Taymiya, Ibn al-Qayyim et plus tard Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Live bi passé wax naa fi ne képp ku bëgg a tënk salafisme ci Ibn Taymiya kese bu guddee ba gudd Ibn Taymiya ça veut dire que da ngaa analyser mbir mi ci anam bu gàtt. Salafisme gën na yaatu Ibn Taymiya, salafisme gën na yaatu Ibn al-Qayyim, salafisme gën na yaatu Mohammed Ibn Abdul Wahhab di dem. Bu fekkee nag da nga ne comme personne wala figure yi nga xamante ne ñoom la salafiste yi di gën a utiliser les figures de premier plan laa dinaa d'accord que ne Ibn Taymiya bokk na ci wala moom la ak ñeneen ñu topp ci moom. maa ngi jéggalu ci commentaire yi ma mënta lire bu ma ci kii daf may déconcentré moo tax mais salafisme dëgg-dëgg live bi passé wax naa la fi ne ca jamono yonent bi la sosoo parce que dafa am ci fondement yoo xamante ne ci la salafisme tege mooy même bu fi Ibn Taymiya jugee dinañ am yeneen circuit yu ñuy jaar. nan ngay def ak ku mel ni Barbahari, nan ngay def ak ku mel ni Abu Ya'la al-Qadi Abu Ya'la ak doomam ji Abu Ya'la ibn al-Farra, nan ngay def ak ku mel ni Hanabila Baghdad yi nga xamante ne ñoo juróon li ñuy tuddee fitnatul Hanabila, nan ngay def ak ku mel ni ñoom Ibnu Zaruni, waaye au plus haut nan ngay def ak Banu Umayya. Salafisme Banu Umayya la, salafisme Banu Umayya la te dina feeñ ci
deuxième partie bi nga xamante ne Ahmed Khalifa wax na ci mooy ci wàllu hadis yi que ne on avait à peine 500 hadis yu ñu war a authentifier tey jii on a des milliers de hadis et Albani foofu la kiyee mook benn base nangam ak nangam. Bon côté boobu Ahmed Khalifa am na ci part de raison mooy bi fi yonent bi jugewee te wax ji mu ngi ci muqaddima tazkiratul xufaaz wala ci tarjama Seydina Babacar ci tazkiratul xufaaz bu Zahabi. bi fi yonent bi jugewee dañu wax ne Seydina Babacar dafa wax ne nañ ko dajaleel xadisu yonent bi ñu dajale on avait à peine 500 autour de 500 benn jour mu toog ba guddi mu ne Sayyidatuna Aïcha ana xadis yooyu ñu bindoon mu ne ko mu ngi nii mu ne ko indi mu indi mu daal di taal safara lakk leen ba ñu jeex mu ne ko lu tax nga di leen lakk mu ne ko damay ragal ne am na luñ ci sosal yonent bi loo xam ne waxu ko ëllëg yowmal xiyaam ma gàddu responsabilité bi wax ji lu am la mu ngi ci tazkiratul xufaas bu Zahabi. waaye Ahmed Khalifa am na raison itam ci processus de fabrication de hadis bi am loolu ku ma yàgg a dégg yàgg naa ko wax aouzu billahi min kalimati ana mooy y avait benn usine de fabrication de hadis boo xamante ne mu ngi commencé ca Banu Umayya wala la leen jiitu parce que mbir mi gën naa sori loolu. Abdullahi ibn Omar am na benn wax ju muy wax que ne am na ñoo xamante ne dañ daan wottandiku fen ci jamono yonentu ndax dañuy ragal wax yu wàcc weeje leen. wax jooju mafhumul mantuq bi mooy lan mooy ne kon am na ñu daan fen wax yu di wàcc di leen weeje loolu mooy mafhumul mantuq bi. kon ndeke depuis ci jamono yonentu am na ñuy fenal yonentu bi di ko askan ay wax yu mu waxut. bu leen fàtte Musaylamatul Kazzab bi mu demee di woote ne yonentu bi moo ko wax ne moom yonentu yàlla la moom itamit dafa am ay nit ñu mu àndaloon ñi attesté loolu ne ñoom ñoo ko témoin ñoo ko fekkee. bokk na ci ñooñu ku tudd Rajal ibnu Unfuwat al-Hanafi. Rajal ibnu Unfuwa mi entre guillemets ci ñi ñuy wax saxaaba la bokkoon di leen ko dafa murtad ginnaaw gi te moom moo dem wax waa Banu Hanifa ne leen seede naa ne yonentu bi wax na ne Musaylama yonentu la lii naka nga koy tuddee boo ko tuddeewul fen. kon ndeke depuis ci jamono yonentu bi am na ñu daan fenal yonentu bi am na ñu daan fabriquer ay hadis teg loolu Ahmed Khalifa foofu am na fa dëgg. waaye tamit am na dëgg ci ne li ñuy tuddee ahlu sunnati wal jamaa bi nga xamante ne moom la salafiste yi di affilié waxuma ahlu sunna dëgg-dëgg bi je dis bien waxuma ahlu sunna dëgg-dëgg bi li ñuy tuddee laa wax ahlu sunnati wal jamaa bi salafiste yi di affilié dafa basé wu à 90% ci ay xadiisu fen yoo xam ne yonent bi yëgul tiinu bi te loolu ki leen ci doon dimbale dëgg ki nga xamante ne moo nekkoon père fondateur bi mooy Muawiyatu ibn Abi Sufyan. bu ñu ubbee parenthèse boobu mën naa laa indil des milliers et des milliers d'exemples yoo xamante ne nit ki dafay fabriquer xadis ñëw indi ñu fay ko yonent bi wax na nangam ñu jox la 10 000 dirham bokk na ci xadis yooyu ñu fabriquer yoo xamante ne mu ngi sax ci Buxaari ak Muslim yàgg naa leen ko fee wax. waaye nag ndax loolu dafay wane ne 500 xadis kese ñoo amoon yaakaaruma loolu parce que minimum ñi jege woon yonentu te ñoom ñëpp amoon ay xadis ak ñi yàggoon ak moom boo calculer seen xadis yi ëpp na 500. am na nag ñoo xamante ne ñoom ci seeni xadis moom mën ngaa kitaabu ne ay fen dugg na ci moom ak ay sos mu jarul may tudd benn tur yenn ay wërsëgu jàngkat la. waaye Ahmed Khalifa il a raison aussi ci li mu wax ne yonentu bi aaya woon na pour ñu bind xadis. bon c'est vrai que yonentu bi aaya woon na ko am na benn xadis bu nekk ci saxiixu muslim la sax bu yonentu bi dax ne laa taktubu anni gayra alquran wa man kataba anni gayra alquran falyamhu bu leen bind ci man lu dul alquran keneen ku bind leneen lu dul alquran na ko effacé. mais xam nga fan la problème bi jugee mooy ginnaaw bi fi yonentu bi jugewee au lieu que ñu xaar maanaam moment boobu ñuy xaar pour 100 ans après pour ñu bind xadis wala ñu bind xadis yi diggante boobu dañoo ubbi la porte
aux Israélites les yahuud les nasaraan yi tuuboon ñoom Kaabul Ahbar ñoom Wahab ibnul Munabbih ñoom Abdullah ibnu Salaam ñoom Tamimun Daari dañ leen ubbi la porte grandement ñu ñëw toog di nettali ay léeb ak luppeen suba ak ngoon guddeeg bëccëg. gis nga ñooñu problème bi ñu dugal ci diine ji problème bi ñu indi ci diine ji ak ci xadis yi gënta néew yeesul problème bi waa Banu Umayyatu jug ci diine ji israéliyaat te moment boobu ñuy dugal israéliyaat yi di leen may temps d'antenne ñuy toog ci jumaa yonentu bi di ko fa tasaare moment boobu ñu ngi aaye ku nettali xadisu yonentu ci jamono ci kenn ci xalifa yi la jarul may tudd turam. loolu tamit problème la boo xamante ne docteur Ahmed Khalifa Niass xëy na bu ko souligné woon doon na gën a enrichir article bi mooy tëj buntu wax jëlee ci yonentu waaye ubbi buntu israéliyaat yi ak nettali li nekkoon ci téere banu israéla yi ba pare di ko askan yonentu bi nag te nga xamante ne seen téere yooyu yàlla saxalal nañu ci alxuraan que ne lu ci baree bari ci téere yooyu dañ ko changé léegi nag ñooñu nga ubbi leen la porte grandement jox leen temps d'antenne jox leen micro ñi nga xamante ne ñoo jëlee ci yonent bi ñoom directement te li ñu jëlee wér nga tëj seen làmmeñ ñi aaye leen ñu wax loolu bokk na ci lu jur problème ci diine ji ak ci téere jullit ñi. bokk na itam ci li manqué loo sens bi waroon na am maanaam li rey ruuxu discours islamique bi waaye def ko mu nekk benn xottu kese boo xamante ne li ma fi wax sànq yëpp. te ab jullit mën koo def yooyu moo ko waral parce que dañ lay rendre la religion ci ay futilité te dinañ ci ñëw parce que article bi am na lu mu ci wax. léegi côté boobu noonu xëy na mën nañ cee jàll rapidement ndax mën nañ cee gën a yaatal lu ëpp lii waaye comme temps baa ngi sori. troisième point bi Ahmed Khalifa wax na ci obédience su salafiste yi ak seen différence seen digganteeg Ibaadu Rahmaan yi. nee na salafisme d'obédience saoudia lañ Arabie Saoudite la ñu am Ibaadu Rahmaan yi seen obédience dafa basé wu ci pakistanais yi. bon je vais pas entrer ci question géopolitique ak géopositionnement yi nga xamante ne nit ki mën na cee jëlee obédience su diineem man su may wax damay wax ci fond wu pensée bi fond wu pensée salafisme ak fond wu pensée Ibaadu Rahmaan benn la. xëy na ñii ñoo gën a tolérant ñii wala ñii ñoo gën a am maandute ñii ñoo gën a ñemee wax dëgg buñ ko gisee waaye fond wu pensée bi benn la ndax seen fond wu pensée ñoom ñëpp dañ koy puiser ci benn kii nu mu tuddati benn canal boo xamante ne nii moom mooy dellu ci rigole ba ci kaw. donc fond wu pensée salafisme même bu fekkee fi ñuy affilié woo wuute na léegi géopolitiquement mais fond wu pensée bi salafisme ak Ibaadu Rahmaan bonnet blanc la blanc bonnet. ibaadu yi nag ñoom ñoo gën a am tolérance. Ahmed Khalifa wax na ci naka lañ duggee Sénégal ci école Al Falah ak nangam bon yooyu c'est des choses yoo xamante ne man côté bi may analyser mbir mi c'est plus profond que ça man damay gis ca ña fabriqué hadis ya ña leen fay ñi fabriqué ko ak ña bind téere ak ña leen fay ñi bind ko parce que am na jamono joo xamante ne boo bindee téere gis ngeen siiratu ibnu Ishaq bi mooy si téere siira bi gën a siiw ci siira bu yonentu bi ko ibnu Ishaq bindee daf koo yóbbul benn buur ci buuru Banul Abbas yi kooka am lu mu ko wax mu am lu baree bari lu mu defaraat ci siira bi am lu mu ci changé pour plaire buur boobu noonu man foofu laay xoolee mbir mi donc ça veut dire que lu baree bari li mu bind wala yooyu mu changé noonu pour plaire boobu noonu bokkut ak réalité bi nga xamante ne moom moo doon am léegi où se trouve la réalité loolu benn la. ñaareel bi mooy ethnie yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a affilié wu ci salafisme ak ci wahhabisme ci Sénégal Ahmed Khalifa tudd na ci lu mel ni soninke yi ak haalpulaar yi bon loolu moom c'est un fait boo xamante ne ñëpp a ngi koy gis waaye tamit n'empêche am na olof yi itam donc benn mbir la boo xamante ne mënoo koo centrer rek ci benn ethnie wala ci ñaari ethnie mais ku nekk ciy nekk. ñetteel bi wax na ci sikkim bu gudd bi nañ taxaw 2 à 3 minutes wàllu sikkim yaakaar naa wax naa ci laay fii la ñu génn ci ginnaaw mais dafa bokk ci li nga xamante ne diine ak salafisme dañ koy jël di ko rëyal
te en réalité ci l'islam buñ ko tegee ci balance su xam-xam place biñ koy jox yeggut fa. je m'explique dañ lay wax ne yar sa sikkim sunna la góor dafa war a am sikkim nga ne waaw léegi sikkim ban place la am ci diine sikkim ban place la am ci diine ndax sikkim dafa war a nekk benn ismullahil azam boo xamante ne ci ngay xàmmee waa sunna ak waa bida bu fekkee loolu la Fidel Castro mi nga xamante ne sikkimam bi centimètres yi boo ko jàppee boo moytu mën nga cee kaalaw xanaa Fidel Castro moom dafay nekk un sunnite wala bu fekkee loolu la indien yi nga xamante ne buuju indien yi nga xamante ne seen sikkim yi dafay gudd bay weesu seen jimbax yi ñooñu dañuy bokk ci waa sunna wala problème mu classement wu xam-xam la ñu am mooy boroom xam-xam yi dañoo xaaj sunna ci ñaari catégorie maanaam dafa am lu ñuy tuddee catégorie yi ëpp na ñaar boo delloo ci risaala les juifs orthodoxes ñu seen sikkim yi xanaa ñooñu daf leen di boole ci waa sunna ñoom itamit waaye ma ñëw ci li ma bëggoon na wax boo delloo ci risaala ci muqaddima bi di nga gis Ibnu Abi Zayd di wax ne ba mu waxee wax ju bëri ba mu yàgg mu ne mina sunani min muakkadiha wa raghaibiha wa shay'in min al aadabi minha maanaam ci sunna yi kon nga déggee ci ne dugg ne benn sunna moo am mu ne muakkadaatu sunan ak raghaib yi ak aadaab yi léegi kon nga déggee ci ne sunna am na lu ñuy tuddee muakkadaatu sunan mooy les sunna hautement recommandées am na lu ñuy tuddee raghaibu sunan mooy les sunna recommandées mais pas à la place de muakkadaat am na ñu ñuy tuddee aadaabu sunan léegi benn bu nekk ci yooyu boroom xam-xam yi dañu classifier lan ak lan moo fay dugg gis nga li ñuy tuddee muakkadaatu sunan ci ñaari catégorie kese nga ko mën a am mooy ibaadaat ak axlaaq maanaam ci jaamu yàlla yi ak ci jikko yi ci foofu rek nga mën a fekk muakkadaatu sunan feneen fu dul foofu leneen loo fay fekk da nga koy classé soit ci raghaibu sunan wala aadaabu sunan waaye doo ko classé mukk ci muakkadaatu sunan jamono bi may nekk Malaisie am na benn salafiste bu jugee woon Nigéria ñoo bokkoon université bu ñu doon jàngee laajoon naa ko laaj boobu benn jour dañu toog di waxtaan ma ne ko sikkim sunna la mu ne ma waaw ma ne ko ban façon sunna la mu ne ma c'est-à-dire ma ne ko ban xeetu sunna la ndax mu akkadaatu sunna la wala mu ne ma waa sunna mu akkada la ma daal di noppi parce que comme moment boobu noonu temps bi may ñu woon ñu yaatal ma daal di noppi boole li ma neex ak li ma naqadi rek noppi mais xam naa ne je savais pertinemment que li mu wax du dëgg je dis que mu akkadaatu sunan ci ñaari catégorie mbir nga ko mën a amee mooy ibaadaat mooy ci jaamu yàlla yi ak axlaaq mooy ci jikko yi exemple ci ibaadaat yi lu mel ni shafa witr lu mel ni iiday ni mooy julli tabaski ak julli korité lu mel ni nu mu tuddati naafila bi ngay naafila avant fajar moom la ñuy wax julli fajar avant julli suba am na boroom xam-xam yi ko ci boole ak yu mel noonu ak bëri di tudd yàlla moo ci jiitu yooyu mooy mu akkadaatu sunan fil ibaadaat am na yeneen yu ci bokk mais damaa joxe exemple rek mais yooyu mooy lu mel ni qiyaamul layl julli guddi naafila guddi dafay bokk ci mu akkadaatu sunan fil ibaadaat mu akkadaatu sunan ci sunna mu akkada ci jikko yi moom da nga koy am ci lu mel ni alkaramu mooy tabe ashajaatu njàmbaar as-sabru mën a muñ alxilmu ba tey mën a muñ ak yu mel noonu silatu rahim jokk mbokk yooyu yëpp ay sunna mu akkada la waaye ci axlaaq yi luy nit ki di jikko wala di ko def boo génnee ci ñaari catégorie yi mën naa koo yaatal incha allah semaine prochaine parce que fi mu toll nii 10% moo ma dese damay njëkkante batterie bi boo génnee ci ñaari catégorie yooyu boo ñëwee ci aadaabu sunan li ñuy wax ay sunnaay teggin foofu li fay dugg mooy al mazahir wal hayat maanaam melokaan yi ak luy feeñ lu nit mën a gis par exemple sa solin ñu ne la yonent bi dafa bëggoon yëre bu weex wala couleur bu verte kaala bu weex kaala bu verte ainsi de suite
loolu dafay dugg ci sunna mais ci aadaabu sunan du dugg mukk ci mu akkadaatu sunan. ñu ne la yonent bi dafa bëggoon soccu digle na ko dafay dugg ci aadaabu sunan. yonent bi daf daan tusngalu ngay tusngalu dafay dugg ci aadaabu sunan. yonent bi daf daan watu ngay watu di def ak sa sikkim wala di def ak sa bopp wala di dagg say wee dafay dugg ci aadaabu sunan mais du dugg ci mu akkadaatu sunan parce que bokkul ci ibaadaat yi bokkul ci axlaaq yi. foofu la borom xam-xam yi di classé sikkim. gis nga sikkim ci diine ci borom xam-xam yi place bi ñuy jox parfum place bi ñuy jox tusngal place bi ñuy jox dagg wee moom la ñuy jox sikkim ci borom xam-xam yi laa wax nag waxuma ci ñi nga xamante ne dañoo jàng ñaari téere ñetti page toog di ratatati. dafay dugg ci aadaabu sunan parce que ci mazahir yi lay bokk. foofu la ay cëkkal tuba yi di dugg ci ñi koy def. foofu la sol lu extravagant wul di dugg maanaam sol lu modeste. foofu la ay takk jaaro yi di dugg moo tax saa bu ma gisee fii commencé ñaari jaaro yi damay xam ne y a quelque chose qui va pas damay jàll. foofu la takk jaaro yi di dugg foofu la dagg wee di dugg foofu la wat karaw poqutaan di dugg foofu la defar sikkim di dugg foofu la watu ndel wala ñàkk watu ndel di dugg foofu la tusngalu booy tëdd di dugg ainsi de suite. yooyu yëpp dafay dugg ci aadaabu sunan. léegi nag raxaa'ibu sunan sunna yi nga xamante ne moom dañ koo sopp rek nga def ko nga ñàkk ko def ñooyam mooy ci li nga xamante ne ci ay lekk la. par exemple yonent bi dafa bëggoon lekk batañse ngay lekk batañse mais am na koo xamante ne moom naturam bëggul batañse. yonent bi dafa bëggoon mango exemple nga koy lekk. yonent bi bu daan lekk ñetti baaraam lay lekkee nga jéem a roy loolu. am na koo xamante ne moom bu dee siisa la sant ñoom ñaari loxo la ñuy dankee moom du mën a lekkee benn kii waaye du tax nga ne ko am na bàkkaar même bu dankee fukki loxo ak juróom du tax nga ne ko am na bàkkaar parce que ñoom des fois sax siise yi ñaari loxo ñaari tànk yëpp la ñuy boole ci biir bool bi. ala ayati xaal ñàkk a jàng bu sori ak ñàkk xam-xam bu bënn mooy waral nit ki di jël lu mel ni sikkim di ko def mu nekk ismullahil azam jàpp ne ku yarul sa sikkim rek yow nekkoo sunnit. moo tax téere xadis yi yëpp moo xam muy Tirmizi Nasaa'i Abu Daawuda Ibnu Maaja Buxaari Muslim nangam téere boo gis mu wax ci xadisu yar sikkim wala wat moustache wala nangam insha allahu da nga fekk ne ci kitaabul aadab bu dee borom xam-xam bi faqih la waxuma mu xadis bu nekkul faqih bu dee faqih la di nga fekk ci kitaabul aadab la koy dugal. kitaabul aadab baabul lixya foofu la koy dugal. 10% moo ma dese ci sama batterie bi damay bañ a dagg di ñëwaat nañu tënk waxtaan bi fii semaine prochaine incha allah wala samedi prochain ñu continuer fi ñu teg suñu baaraam incha allahu taala bu ko defee question yi tamit ñu denc ko ba samedi prochain parce que damay bañ. boo moytu danañu dem di ñëwaat te xëy na am na ñoo xamante ne loolu mën na leen a déconcentré. Seydina Omar Thiam maa ngi jéggalu bu baax lien bi kii naa ko épinglé naa ko mais temps heure kii bi comment il s'appelle batterie bi mooy problème bi. yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla suturaal ñu. article Ahmed Khalifa bi jeexul dinaa ci ñëwaat incha allah samedi prochain incha allahu taala parce que am na yu bëree bëri yu ñu ci war a wax lu mel ni waaqiatul xara bi mu wax ak ñañu violé woon ci Médine ak ñañ ci fa rey lu mel ni Seydina Hassan ak Seydina Hussein lañ leen def lu mel ni Ben Salman ak position yi muy jël lu mel ni soufisme bi mu askan wala li mu wax ci Seydi Abdul Qadir Jilani ak Ibn Arabi al Hatimi incha allah samedi prochain dinañ ci ñëw maa ngi jéggalu bu baax a baax.